tey nag damay balaa may ñëw si lii bi damay lay yóbbante tam suñu nuyoo suñu directeur général monsieur Ousmane Thiongane nga xam ne sa xarit la ak suñu directeur de caisse Mor Khoule bëggoon nañ teewee mbir mi mais dafa fekk rek dañoo am commission bancaire moo fa nekk moo tax dafa am rencontre moo tax mënul ñëw mais moom ci boppam dafa bëggoon fekkee mbir mi parce que lu ko ñor la parce que xam na aussi li ngeen sekk yëpp ak li nga koy jàppale lu bëri si wàllum liggéey bi di wax ne kon ñàkk temps boobu moo tax ñëwul ñi mën a àndal tey nag lii mooy réseau des femmes bu IMSEC Dakar parce que depuis bi ñu commencé liggéey bi IMSEC ñëpp xam nañ ne si li muy yëngu mooy financement lay yëngatu mais ñu gën si ràññee si li muy dox lu bëri mu ànd seex jigéen ñi ak ndaw ñi principalement les femmes et les jeunes ñu si doon liggéey ay jamono ba 2017 ñu ne pour ñu gën a jege jigéen ñi mun di gën a taata xam seen xalaat pour di gën a mën a waxtaan ak ñoom nañ créer li ñuy tuddee réseau des femmes bi ñu koy commencé nag ñu tàmbale ko si suuf parce que soo jëlee IMSEC Dakar dafa am ñeenti agence muy agence IMSEC Liberté 6 agence CSP agence Bambilor ak agence Dalifort agence bu nekk ñu jëmmal fa réseau donc IMSEC Liberté 6 nga xam ne dafa am réseau des femmes IMSEC Liberté 6 nga xam ne kii ñuy wax présidente Maymouna Sy moo ko jiite dama ne sax dafa tombé mais bëri na ñu ngi doon waajal pour ñun waa agence Liberté 6 dafa yow rencontre parce que si ñun nga bokk parce que moom nii ñu fi nekk amee ay réseau noonu la amee réseau muy yokkute jigéenu Grand Dakar nga xam ne yu si bëri caane laa ciy liggéeyal récemment rek def naa ñëpp gis nañ ko si événement yi def nañ si remise de chèque bu 100 millions te ñu ngi koy diligenter normalement semaine bii lañ war a commencer financement yi mu am aussi réseau des femmes Dalifort nga xam ne ñu ko fi représenté tey parce que damay jël sama temps lii leen Fatoumata Koma moo ko fi représenté Fatoumata Koma moo fi ñëw ci Dalifort su ma juumul keneen ki ak Awa Niang waaw def naa ñoo fi ñëw au nom du réseau Dalifort parce que baax na ñu waxee ko noonu réseau IMSEC CSP ñi nga xam ne tey ñoo fi teew muy Maguette Diop Fatlo Fall Marietou Camara def naa ñoo fi ñëw ak la présidente Awa Sadio Ndiaye réseau Bambilor aussi ñëw nañ fi représenté par Maram Ka ak Diarra Niang ak la secrétaire générale je pense Ndumbe ñooñu def naa ñoo fi teewal ñooñu ñëpp dafa am nag lu ñuy wax réseau IMSEC Dakar parce que bi ñu defee réseau IMSEC agence yi ba pare dañ def li ñuy wax IMSEC Dakar am réseau nga xam ne ku ko jiite mooy Awa Sadio Ndiaye moom madame Faye moom moo ko jiite di présidente bi vice présidente bi nekk Maymouna Sy mu am secrétaire général xam naa ñoom suñ si duggee dinañ mën a présenter ñëpp waaw lu waral loolu yëpp nag pour ñu ñëw seet si la dañuy jublu li ñuy wax les 20 ans de l'IMSEC ndax IMSEC bi mu commencé liggéey si Sénégal ba léegi def na 20 ans 2001 la woon ba 2021 ñu ne nag dañ koy fêter tant que dañ koy fêter te lu si bëri nag si jigéen ñi lañ koy àndal ñu ne jigéen ñi nañ ko ñoom ñoo koy porté fépp fu ñuy dem ak lépp lu ñuy def ñu jiital leen si moo waraloon nag ñoom aussi ñu ne tant que noonu demee ministre de la femme nga xam ne moom moo ñu njaboote lépp moom invitation ñun ñooy dem joxal ko suñu bopp waxtaan ak moom xamanteex moom ba lépp loo xam ne li ñuy dégg muy def si dëkk bi si wàllum financement ak jàppalante ak formation lépp lu ñuy defati mu mun ñu si boole ñu xamanteex moom je pense que loolu bëggoon nañ ko def bu yàgg loolu tam bokk na si mbir mi moo tax ñoom ñu ñëw xam naa dina la remettre seen invitation dinaa bàyyi mais di wax ne aussi dañ fi ànd ak suñu kilifa muy le PCA de IMSEC Dakar muy Marietou Camara bi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp moom tam si délégation bi la bokk donc xam naa moom it dina si wax donc daal madame la ministre délégation moo nekk noonu ñoom nag suñu jëlee kàddu xam naa dinaa bàyyi présidente Maymouna Sy présidente Awa Sadio ak ñii di jël kàddu ñu waxtaan ak yow ñun dafa mel ni rek dañ leen gunge parce que seen yëfu bopp la dañ leen gunge rek indi si li ma siy seede nag mooy wax dëgg yàlla
liggéey bi ñu liggéey ak moom mooy li ma tijjee ci commencement bi rek ministre la su ko neexoon mel neneen waaye de man moom saa yam ko soxlaa jot ci saa yam ko soxlaa audience mu may ma ko ci gërëm tam di ko sant. bi ñu ko créé ba léegi yaakaar naa ne ñi fi toog ñii ñëpp ku ci nekk ñi ngay gis ñi ñëpp kii jox nañ ko segu 300 millions may mun a si maire Bigué mi ngay gis nii jox nañ ko au niveau de Yoff IMSEC financé na ko lu tollox plus de 100 millions te ci loxoom bii la jaar noonu lañ ko mën a waxee ci Mariétou waxee ko ci maire Aram waxee ko ci Fatou Fall sama yaay ak maire Awa Sadio nga xam ne ak association def naa dugal nañ ci lu toll 200 millions wala lu ko teg kon IMSEC li mu waxante woon ne jigéen ñi wax dëgg yàlla bëgg na leen di jàppale kon lu bëri def nañ ko bu ñu créé réseau bi ñoom gis nañ seen njëriñ def naa suñu jëlee kàddu dinañ ko waxal seen bopp. donc loolu laa bëggoon wax en introduction présidente Maymouna ak Awa Sadio donc su dee mun nañ li ñu bàyyi Maymouna wax ci présidente Awa Sadio ak PCA ak ñeneen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla bëgg nañ ci sànni kàddu loolu daal mooy wax ji après ñu remettre la invitation bi di wax ne nag bés bi sa bés la bés bi moom sa bés la nuroo waale yi réseau IMSEC Liberté 6 malheureusement 90 mais mun a fexeel nu si ministre amee. day am préparé nañ ko tey laa ko doon jëli. tey nga ko doon jëli suba ba léegi si laa nekk. mu ngi noonu sinon dañ ko doon indaale. waaw mu ngi noonu bés bi daal mu ngi noonu le 6 et le 7 bëgg nañ wax dëgg yàlla mu nekk lu réussite lu ñuy ndamoo te lépp nag suñ ko defee ñu jël yëpp teg ko si loxo ki nga xam ne ñun wax dëgg yàlla moom lay liggéeyal si bëri waaw décembre bi le 6 et le 7. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim khayril mahdubi alayhim wala daalin amin ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu DC Ousmane Thiongane d'abord sant waa réseau IMSEC di sant Mor Khoule sant Moussa Ndiaye suñu chef de agence wax dëgg yàlla di sant suñu présidente Adja Maymouna Sy ndax yow si dangaa yaatal te liggéey bi bu yaatoo nii Moussa dafa jàppale jigéen ñi macha allah Ndiaye boo gisee koo ni jógal mu jóg ci yow la ñuy nuyu nag madame la ministre ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa yëguwaay bu kawe du tey lañu mës a gisee ak yow ba ñuy gisee ak yow grand théâtre la man Adja Cheikh Aram Ndiaye yaa ma jëkk financé marché Liberté 6 yaa ñu jëkk jox 2 millions ca grand théâtre ci kàdduk Anta Sarr Diacko ñu nekkoon AFDAL macha allah su financement boobu mooy dox Liberté 6 ba tey ba IMSEC fekk la fa aw la 300 millions yi ñu jox ci la ñuy liggéey ba fi ñu nekk nii tey ci la waa marché ba di liggéey suñu présidente bu baax bi ak sama waa réseau bi nga xam ne maay seen trésorière di seen yaay ku wax ni sama yaay kon ñii ñépp ku lim sax da ngay juum mbaa doo matale maa ngi leen di ñaanal yàlla liggéey bi ñuy liggéey yal na ngeen ci am lu sut seen njort te xale yu baax lañu xale yu nangoo dóor waar xale yu nangoo daan seen doole koo ci gis mi ngi ci dara ubbi dara di jàppale jigéen ñi di jàppale xale yi ñii di defi formation kon macha allah suñu ànd bii yal na ko yàlla yàggal yow na nga nekk fii doon ministère yu jigéen yaay suñu ministre ñun suñu yeboon yaay suñu jawdin suñu programme bii gannaaw yàlla ñu yaakaar la ci ànd ak suñu chef de agence ànd ak suñu présidente ànd ak suñu PCA ànd ak suñu présidente bu ñàkk kiñaan bii nga xam ne lépp lu mu am bëgg na jigéen ñëpp am ko bëgg na ñëpp gis ci seen bopp kon gannaaw yàlla yaakaar la rek moo tax ñun jigéen ñu ni def délégation bu toll nii seet si la nga yàggalu soqali jigéen nag surtout ñun man de yaa ma jëkk financé 2 millions ma teg ko sama marché ñu tey liggéey ba tey ba bërki démb Sahra Yane Thiam ñëw na fa tudd nañ fa sa tur sa 2 millions ya nga fa jëkk dugal
moom la ñu njëkk am marché Liberté 6 kon ñu ngi lay ñaanal yàlla li ngay liggéey yal na nga ci damu fi nga bëgg a egg yal na la fa yàlla eggale mairie ba ngay wut yal na nga ko am yal na la yàlla teg ca mairie ba dara jayanti maa jóg maa ngi nuyu ñëpp nag seen tur ak seen sant di sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax ñu ngi julli aussi ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu yaay ji di ko ñaanal gudd fan ak wér ndax yenn âge yi léeg-léeg nit toll ci développement da koy simmi mbubu bi teg ko waaye moom simmiwul fu ñu ne ña nga fa bu ñu bëggee def ay erreur mu canaliser ñu waat ñu fu ñu jëm mu jiital ñu kon mère Aram ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér wax gi rafet na yow lu ñu la defal rek ci yow la macha allah vraiment di sant nag waa réseau bi yépp parce que vraiment woote ñu wuy si la yombul mais bi ñu bokkee ci réseau bi ba tey xam ngeen ne ñun ñëpp benn objectif la ñu am muy développement moo nekk suñu deret ñu ciy dóor ba IMSEC boole ñu tey mel na ni ñun ñoo bokk ndey ak baay ba tey ñu mën a ñëw tey di seet si kilifa jigéen ñi duñ def lu dul sant leen gërëm leen madame la présidente maa ngi lay remercier li cër la boo ko ndawalee man rëyal naa ko ndax yaa war a ubbi kàddu yi waaye fu ñu dem nga jël ko puus ne ma kaay am maa ngi lay sant di la gërëm cër bi nga ma jox maa ngi ñaan yàlla mu def ko yiw ba li ñuy wut ci IMSEC li ñuy wut ci réseau yi yàlla defal ñu ko ci barke Seydina Mohamed tey nag dañu nuyu ci suñu grande sœur kilifa jigéen ñi tey ñëwuñu dañu ñëw parce que yàlla moo dogal tey nga nekk présidente nationale des femmes nit nag ci li ngay liggéey ci la yàlla di fekk bu doon tey suñu première rencontre la ak yow ñu ne tey dañ ñëw en tant que gan mais suñu sœur nga li ñuy wax daf ñu leer nañ ah defe naa bi may bokk ak ñi nga di ñu fayal ñuy def formation en femme leadership ci laa bokkoon tax ma gën leen a jege xam leen bu baax a baax photo yu bari ba ci réseau bi maa ngi ci biir yàlla dogal aussi suñu sœur nekk ci développement ñu nekk coordonnatrice nationale association am na noo xam ne buñ ko doon liggéeyee mu yàqu tey IMSEC duñu wóolu ba dañu teg fii ndax af daal man maay coordonnatrice nationale bi vraiment yàlla xiirtal ñu nag ci développement parce que nit ki mun ngay yëngu ci dara te du la xiirtal ci nga maîtriser ko man naturellement dama doon liggéey ci développement mais bi ma fayalee ñu dem defi formation en femme leadership ba tey man damaa yëg ne yokku na parce que lëndëm gi ma nekkoon dama cee génn complètement dama osé jàngal nga ñu ne nit da ngay am fit nit da ngay am fulla nit da ngay am fayda ci li nga nekk da nga koy gëm gëm-gëm boobu la ñu am tey ba nekk présidente réseau bu ñu yëkkati 300 millions di ko teg suñu loxo ñun ñu koy gérer ba IMSEC toogwaanawuñu yabuñu vraiment dañ koy sant yàlla mais man de mun naa ne ca formation ba nga ñu jàngaloon foofu laa ko jëlee ñu lay sant nag di la gërëm ñu remercier aussi suñu directeur Ousmane Thiongaan parce que góor la boo xam ne am na yërmande ci jigéen ñi moo tax mu mun ñu maîtriser ñun ñëpp canaliser ñu ndax nit boo xamul noo koy def nam la def a tax yàlla xiiruñu woon ñun ñuy dugg ci politique bi réseau bi ngay gis fii ñun boo waxee rek ñu ne développement waaye bi mu ñu conseillé daf ñu ko soufflé nañu dee leen jegeen seen communes yi waaye tey ñi toog fii ñëpp ay conseillères lañu tey waaw gëm-gëm la rek madame la ministre kon bu demee tey bay organiser anniversaire am nañu yóbbu leen lettre bi cër la waaye fekk nañu bëggoon nësal ñëw ci yow ndax defe naa réseau AFDAL ñëw na fi ma ànd ak ñoom fii nga toog tey bi ñu ñëwee dama leen ne fii la ñuy recevoir ay témoins ñu ngi fi woon toog waaye xam nga xar day weesu mbote doo nekk ci réseau rek toog fa ñun dañuy yaatal moo tax léegi ñu nekk ci IMSEC bi boole kook yi ñu nekkoon nag parce que nit ci loo ne ba nit ñi dégg la boo ko bàyyee la lay daaneel te lay bett moo tax fa ñu nekkoon ba tey ña nga fa di yokku nag ba am suñu ay GIE bopp tey bi ñuy ñëw dama leen ne ñoom ñëpp préparer leen seeni GIE parce que madame la ministre war na xam ne tey elle a vraiment devant elle des femmes yoo xam ne tooguñu rek nekk ci dëkk bi di xoole ku ci nekk da nga indi sa kayitu GIE parce que ñun laajoon nañ ñu ko
mais comme xamuñu woon objectif bi ak lu ko tax a jóg dañu bañ mooy li ma la wax rek ba nga ñu déblee ñu def formation en femme leadership dañuy utiliser suñu xel léegi pour man nga ñëw laaj ma dara rek ma jox la ko yombul foog nga tegal ma tegukaay ba ma doog la jox samay këyit tey nag bi ñu xamee ne tegukaay bi tege na ñoom ñëpp dama leen ne seen këyitu GIE yi da ngeen koy préparer parce que nit boo koy jàppale da nga koy wan fi mu war a teg loxoom pour xam yow yaay kan këyitu GIE yi dinañu défendre ci madame la ministre dinañu jàppale ba ëllëg ci biir lu mën a xew mu xam ne réseau bi ñëw na taxaw pour accompagner ko parce que ñun ñii ñëpp ay cellules la ñu yor cellule dépassé nañ ko léegi parce que tey jii boo duggee Wakaam boo ma laajtee di nga dégg sama tur boo ma laajtewul di nga dégg sama tur loolu la yàlla dogal parce que jigéen ñi dañu gëm financement boo leen ko joxul doo avancé ci loolu la ñuy yëngu ba tax na ñëpp ñu xam Wakaam vraiment ba tax na loolu moo ñu may sax ñu permettre ñu approcher leader yi nga xam ne ñoom la son excellence Macky Sall positionné tey jii ku ci nekk seet si nga ñu cëral ñu teg ñu foo xam ne fa lañ kawe na suñu njort kon dañ koy sant yàlla ñu ñëw tey nag jël suñu loxo di ko teg sa kaw loxo parce que suñu kilifa nga ñaari yoon en tant que ministre de la femme en tant que présidente nationale des femmes ñun nag ñuy ay jigéen ñoo xam ne ginnaaw yàlla suñu ñàkk la ñu yaakaar duñu ay jigéen yu lay topp parce que boo leen joxul duñu dem non dañ lay topp parce que dañu bëgg nga dépasser fii nga tollu ndax mérité nga ko tey koo ci woowoon tey foo bëgg a dugg ci commune yi suñu coup de fil nag jarul ñun ñuy déplacé wu boo demee nit ñi dinañ la accompagner parce que ñu ngi ci commune yépp nag yàlla defal nañu ko macha allah ñu ñëwaat di feddaliwaat suñu kóllëre di la wax ne vraiment ci liggéey boo ñu dugal dinañ ci dugg parce que fii toog ñi toog couturière yaa ngi fi formatrice yaa ngi fi te li ñuy def maîtriser nañ ko mën ko ku ci nekk da ngay def ay cérémonie nit ñi ñëw nga jàngale joxe say diplôme ak yooyu kon dañu ñëw daal pour wan la ne ñun ñii jigéen ñi toog tey dañu taxaw pour dooleeku sa njaboot épaulé la si li nga yaakaar ne ñun boo ñu ko santee dinañ la ko defal au nom de l'IMSEC loolu mooy lu ñu indi fii tey vraiment ñu lay sant nag bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla mu laf cat mu yokku la parce que suñu yokkute la li Moussa wax dama ko siy fekk si tey bu doon dañ fi mës a ñëw fekk la nga am noonu recevoir amaana man de duma bokk si ñuy ñëw ndax léegi rek ñu ngi koy waxtaane si yoon bi ne ñun yi déranger wuñu ma ne leen waaye ñun ki ñuy seeti ñun ñëpp a ci àndandoo xam ne ni ñu mel noonu la mel mu yëg-yëg bi simplicité bi tax nañu ñëw gëm-gëm bi tax nañu ñëw fulla bi macha allah tax nañu ñëw fayda bi tax nañu ñëw jël nag li ñu am muy suñu liggéey ak suñu xam-xam fasee la ko indil épaulé la parce que soxla nga ko loolu moo ñu indi tey di la wax ne nag yaay suñu invité d'honneur parce que bi ñuy dem Kaolack ñoo àndoon kon ñi ngi bëgg yàgg ak yow keroog ba ñuy financé man mii de sama bopp moo doon metti moo tax ñëw ma mais boo waroon naa bokk si ñi koy ànd ak parce que ñii moom fu ñu leen tudd ma macha allah man ak ñoom a bokk lépp réeroo wuñu macha allah ñuy sant nag di gërëm di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu daje di ñaan yàlla mu muccal suñu directeur bi Ousmane Thiongaan suñu directeur de caisse bi Mor Khoule waaye kii moom madame la ministre dama lay xamal ne lépp lu Ousmane Thiongaan am kii la man du su ma ko wax fenn du ma ko nëbb kenn parce que nee naa ko mayooñu da nga ñuy lebal bu ñu fayul da ngeen ñu koy laaj waaye am na nu muy dundeek ñun loo xam ne am nañu confiance ba Moussa luñ ko liggéeyal xeeb nañ ko ñun du suñoo gunge Moussa fenn tey lu muy nakari deret yëpp bu ne càpp ba femme yi woo ma su ma waxee rek Moussa bàyyi na cër la nit nag bu la joxee cër da nga ko koy delloo moo tax ku ñu ko jàppal joxul ñu ko cër aussi dañ lay yëg jàppal ne ñun daal réseau yi taxaw nañu tey pour ñëw du gën la dooleel taxaw nañu aussi au niveau des formations xam ne formatrice yaa ngi fi ñëpp a ngi fi lépp loo xam ne ñi ngi koy dimbalee jigéenu Sénégal boo ñu ko joxee boo defee suivi di nga xam ne ñun caaxaane wuñ ko fooye wuñ ko parce que jàngaluñu loolu yaa ñu jàngal métier boobu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu may ñu eggaleeg suñu sago président jërëjëf ci respect bi kontaan naa merci beaucoup. yàlla nañ fi yàgg loolu te wér ci daraja yonent bi ñu yàgg fi di ñu ñaanal ci kàttanu suñu borom jërëjëf sëñ Bamba. madame la ministre ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa kawekaay bu kawe li bàjjan wax bàjjan aram duñ ci mën a teg leneen sax lu bari
ndax dañoo am njiit nag am kilifa fu ñu dem moom la ñuy àndal macha allah mu nekk suñu mag ju baax nekk suñu référence bëgg ñu lool fonk ñu lool ku ne xam ne àndu jigéen dafa metti mais saa woo xamante ni xëy na peut-être que dara am na rek wala ñuy bëgg a jàdd rek moom dañuy xëccaat ndànk ni déet lii waru leen lii du sa cër te loolu la ñuy doyee mag surtout mag mu baax yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla wéral say cër yal na la yàlla bàyyi ci sunu kanam nga yàgg fi lool di nuyu sunu DG ñi nga xamante ni bëggul benn jigéen mer bëgg na jigéen ñëpp nekk benn bëgg na jigéen ñëpp am teraanga bëgg nañ jigéen ñëpp autonome ba kenn ku ci nekk nga gis sa bopp ca fa nga nekk di gërëm directeur Mor Khoule ñi nga xamante ni moo ñuy accompagner ci financement yi man femme au cœur bi ma bokk comme Maymuna rek fii ñi fi amul 300 millions defe naa ni je crois que bariwul te nag confiance rek la man daaw laa fi ñëw ñu yaatal ma Maymuna lu mu wax ci man ci moom mii la nekk ndax ba ma yegsee fekk leen ci ak ñoom sunu xalif général Adja Awañak mii ak ñoom staff bi sunu caat mi nga xamante ni moom la ñuy woowee la Benjamin mooy mooy Ndumbe Jéen ma nga ba Bambilor sunu trésorière a ngi nii toog ku lim sax da ngay juum maa ngi jégalu ndax bugguma lim ndax bu ma limee rek du baax madame la ministre dañ laa indil invitation gise baa ngi doogay nekk waaye Ndumbe mii elle peut me témoigner moom mi nga xamante ni moo ko yore indaale nañ ko léegi ndax présidente Maymuna moo ne nañu joxe ku ci nekk sa GIE man nag femme au cœur la bokk sama présidente di dem Dubaï macha allah loolu moo tax mun indiwuma sama bos mais sunu plan d'action annuel bi nga xamante ni moom la ñu élaboré ba pare dañ ci boole woon rendre la visite pour partenariat bi ñu am ak IMSEC ñu am ko ak yow yaay sunu tutorat yow sa ministère bi jigéen ñëpp xaj nañ ci te chaque jour da nga koy wax chaque jour da nga naan ñëw leen seen ministère la ndax keroog mos naa fi ñëw ànd fi ak Seydou Nourou Kane sama tata mais laa fi fekk bi ma yegsee dafa ne ma yéen mun ma xanaa amu leen ay seen association ma ne ko ah kay mu ni jël leen association yi ngeen am yépp ngeen indi ko fii le ministère c'est pour vous yéen jigéen ñi yéen a ko moom seen ministère la te tey wanaat nga ñu ko partenariat bi ñu lay wax nag mooy foo ci mënti toll à tous les niveaux muy social beeg politique beeg loo ci bëgg ndax nee naa leen ragal péete day xañ wërsëg te defe naa ni jàkkaar naa ni fii jigéen bu ragal newu fi jigéen bu amul fit nekku fi jigéen bu jàmbare nekku fi foo nekkati bëgg nañu di la gis nit ñi nañu gis ci sa wet ñu toog di la jàppale yow bëgg nañu Sénégal yépp xamante ni réseau Dakar ñoo mobiliser wu nañu saa yi woo taxawee ba taxaw ñu mobiliser la nombre de car bi nga bëgg àndandoog yow ragaluñ ci dara ñun président rek lañ gëm te président la ñuy jàppale kon yaakaar naa ni bu fekkee ni président daf ñu tànnal koo xamante ni macha allah laaw la cat indil ñu ko muy déglu jigéen ñi am une oreille attentive dañ ko war a jàppale. formation moom tout le monde en a besoin formation du doy nee na leadership yeneen formation yaa ngi fi jigéen ñi amul capacité bu ñu leen mën a capacité jox te mënuñu ko doxal loolu la góor ñi xam ba nga xamante ni saa yu nu xëyee suba teel xam nañ ni bu nu àndul ak jigéen ñi duñ dem ñu bëgg financement yi ñun nii ñu 12 membres lañu bariwuñu mais li ñu boot macha allah tubarkalla kenn xamul nu mu toll leb banque neex na lool waaye nag ñun tamit bëgg nañ suñu financement yoo xamante ne day nekk financement yoo xam ne day jóge ci au niveau du ministère de la femme di jàppale jigéen ñi ba bu ëllëgee si biir jigéen ñi gis ci seen bopp. defe naa ne ñun ñu nekk ci zone rurale bi nekk point focal ci PADES nekk point focal ci plan résilience bi nga xam ne moo amoon ci Covid bi nga jàppale zone rurale bi jigéen ñi ñun gis nañ suñu bopp te lépp ci IMSEC nga ko jaarale. di wax ne rek sànq dañ ne ministre jigéen ñi man du ma ne ministre jigéen ñi rek ndax dafa yor genre yor famille yor protection de l'enfant man ma yëngu ci protection de l'enfant lu bëree bëri gis li ngay def ci Sénégal rawatina ci école coranique yi kon madame la ministre jaajëf rek la ñuy wax. Awa Sadio wax na ko sànq femmes yi fi nekk ay femmes entrepreneur lañ ay femmes leader lañ yor leadership bu affaire ci wàllu développement mais aussi ci wàllu politique. man mii taxaw rek tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci liste proportionnelle laa nekk muy commune Ndiagne Diop sa càmmiñ tey defe naa ne femmes yoo xam ne lañ accompagnement bi ñu soxla
du rek xaalis mais am na beneen accompagnement bu ñu soxla mais mun a xuus na si Awa Sadio xuus na si ñun ñu ñëw doolee ko si en tant que jeune fille parce que nag man sama xeex c'est l'entrepreneuriat des jeunes filles loolu moo ma tax mu bokk si réseau parce que ay association de jeunes filles rek laa yor sama réseau association de jeunes filles la ay jeunes filles rek ñoo fa ne ñu nekk ak nag présidente boo xam ne mooy président village artisanat bi nekk Kounoune bi nekk Rufisque mais Kounoune la dëkk ñooy liggéey bu am solo si wàllu artisanat madame la ministre tey defe naa ne IMSEC bu la invité rek war na si dorteel wax naa ko parce que lu bëri yaa ngi koy def Sénégal ñu xam ko ñu bañ ko xam tey dañ lay ñaanal siège bii nga toog di ministère de la femme man de premier ministre laa lay ñaanal ba nga dem bu romb ko parce que nag tey defe naa ne bu jigéen ñëpp yoree seen morceau yu weex ne président Macky Sall ñun jigéen ñi de buñ sañoon suñu jigéen ji nga yëgal ko si kaw président dina ko def parce que nag yaa ko fi def amul loo defalul jigéen ñi amul loo defalul les couches vulnérables kon jaajëf rek lañ la mën a wax femmes yi fi nekk nag ñun wax nañ ko ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw am nañ ay femmes actrices de développement mais ay femmes leaders yoo xam ne tey instance yu bëri ñu nga fa te nag développement rek moo leen ñor sox si PTA bi xam naa présidente dina la ko jox def nañ PTA boo xam ne PTA annuel la suñuy activité muy activité génératrice de revenus mais renforcement de capacité des femmes si domaine yi nga xam ne àgguñ fa rawatina si technologie parce que vente en ligne buñ si gënee xarañ dina baax parce que nag li ñuy def bëri na loolu rek laa doon wax di la jaajëfal bu baax a baax. di la jox sa wàccuwaay kàddu gi moom foog naa ni li présidente yi wax rek doy na waaye mënuma ñëw ba fii te defuma témoignage ci yow parce que lu bari fekke naa ko say action yoo xam ne def nga ko parce que salle bi foog naa ni duma fi gan ñëw naa fi bi ma fi mujjee mooy bi ngay distribuer savon yi ak javel bi bi ñuy produire savon bi tamit ñu nekk SEDAF man la woon ak Fatou Ba ñu nekk ci ba yàlla def savon boobu pare nga def ci lu rëy nag ci Covid bi peut-être Covid bi bari woon na coow ragal baa nga fa riir baa nga fa waaye li nga def ci Covid bi bariwul ñoo xam ne def nañ ko ndax man damay nekk SEDAF lu bari ci centre boobu sama formation yu bari foofu laa koy defee ma gis action yi ngay def parce que réseau des femmes travailleuses bi nga xam ne ci laa nekk national la may topp action yi di ko topp ak madame Touré parce que madame Touré xamante nañ bu baax parce que bari na activité yoo xam ne daf koy def damay ñëw bokk ndax comme damay fréquenter SEDAF bi damay wax rek SEDAF bi dafa doy misaal ci sa liggéey ci jigéen ñi bi nu defee formation savon boobu ñaari machine savon nga bàyyi SEDAF bi ni jigéen ñi jël leen savon doo duggee SEDAF bi ni mu yaatoo ci kaw ak ci suuf dun la ni ndox mi dun la ni courant bi yépp sa loxo mi ngi ci ak yeneen i gestes yoo xam ne yaa ngi koy def ñu koy sentir formation yi day jàll ci ba ci ñun man bari na yoo xam ne am naa ko di ko former sama mbokku jigéen ñi ci SEDAF boobu laa ko jële kon man dama jàpp ni du jaaduma ñëw ba fii jàkkaarloog yow te duma la delloo njukkal ci say activité ci sa jàppale jigéen ñi parce que am na loo xam ne xam naa ko ci te duma ko xamee war naa kaa mën a wax dañ lay jaajëfal bu baax madame la ministre ni sama doom bi wax léegi rek laay dellu ci yal na la yàlla dimbali ba nga weesu fii ndax sunu njëriñ la mais bi nga defee formation yooyu ndax foofu SEDAF bi nga ko taxawalee defal nañu formation lu bari ndax ku ne xam ne céréales li mu yóbbu ci ndox SEDAF dañ fay ñëw dugg fa di liggéey mel ni sunu kër la ñu nekk amuñu sens interdit te yépp ci sa jàppale la te am na noo xam ne boo ko taxaw woon sunu tànk du fa bari waaye ba ñu baree formation dañu ñëw IMSEC ci wàllu financement mu jàpp ci nag wax dëgg yàlla ndax man mii di wax rek Moussa wax na 100 millions passé naa ko IMSEC wallaahi maa ngi 100 groupement yoo xam ne ñu ngi Yoff IMSEC moo leen financé ñuy liggéey tey ku defoon formation SEDAF yaa ngi yëngatu ku bëgg a jaay yaa ngi yëngatu te IMSEC moom la te bu dee IMSEC ci Moussa la jaar yéeg ci kaw fekki DG kon moom la ñuy delloo njukkal ndax moom la ñu am ak moom contact direct kon Moussa ñu ngi lay delloo njukkal bu baax waaye xam ne sentir nañ la madame la ministre ñun les femmes nous ni sa activité bi nga nekk ci jigéen ñi dara umpuñu fi dama ni say activité du ma ni lépp laa xam mais li ci bari bokk naa ci walla maa ngi koy suivre kon dañ lay jaajëfal bu baax di la delloo njëkkal di la wax ni invitation bi tey ñu indi ko teg ko sa loxo invitation bi sa teewaay la ñu soxla bu boobaa bu la ko sa jot mayee nga teewal ñu Grand Théâtre di nga ñu siggil lool parce que nag yoral nañ la njukkal te bëgg nañ la ko delloo kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jéggalu bu baax nag macha allah jërëjëf. ndax defe naa liñ fi doon bëgg a wax yow wax nañ ko
waaye mënuñoo ñëw ba fii comme ni ko kii waxee rek te remercier ñu madame la ministre ndax ñun ñoo ngi dëkk Guédiawaye Wakhinane Nimzatt commune Wakhinane Nimzatt suñu jàkkaarloog moom du tey kese lañ mës a jàkkaarloog moom ndax recevoir nañu fii ci boori RTS ñu ñëw fekk ko fa bi Covid bi ñëwee ñëw na ba Guédiawaye Wakhinane Nimzatt indil ñu fa ay xéwal yu bari indil ñu fa ay hygiène pour Covid bi indil ñu fa lu bari di ko jox suñu maire Racine Talla mu di ko jàppale ci école yi ak ci dispensaire yi ñu yàgg ci développement nag yor fa réseau nag mbooloo mu bari muy Xelcom jiite ay jigéen barki dem rek identifié nañu 200 leket yoo xam ne ñu ngi biir Wakhinane Nimzatt maa ku ñuy wax Dieynaba Traoré sa chargé de mission kon defe naa bu ñu ñëwee ba fii il faut ñu sànni ñaari kàddu gërëm suñu ministre ñaanal ko ñaax ko di ko ñaanal parce que gis nañ li muy liggéey ci jigéen ñi di gërëm congaan parce que fu ñu egg tamit moom moo ñu pousse ba ñu egg fa directeur général ak directeur de caisse Mor Khoule parce que defe naa bu ñu demee bay jox jigéen ñi ay 100 millions di ko recouvrer di ko delloo ñoom ñoo ñu jàppale ba mën a am mbooloo boo xam ne tey jii suñu soxlaa mën a génne ay jigéen yoo xam ne ñun ñoo leen financé te fu ñu leen jaarale ñu jaar fa ñoom ñoo ñu ko may kon ñu ngi gërëm bu baax di la sant madame la ministre ci temps bi nga xam ne may nga ñu ko jërëjëf. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Aïda Mbodj maa ngi dëkk Sicap Liberté 2 di gërëm ñëpp madame la ministre ñu ngi lay nuyu kontaan naa trop jàkkaarloo waat ak yow bi may mujj jàkkaarloo yow foog naa kër temps Aïda Jong jour anniversaire am ba ngay génn ñu photo nii bëgg kontaan di la gis à chaque fois di rafetlu ci sa liggéey di la wax yàlla na la yàlla defal cat yàlla may la gudd fan ak wér ndax soo guddee fan ak wér rek ndax am na loo xam ne nii du nul ci li ngay def ci jigéen ñi ci li ngay jàppale man li may wax mu gàtt rek mooy yow Sicap da nga fa ñëw xëy na xamuloo ko waaye da nga defar jigéen ñu bare foofu Sicap Liberté bi nga fa ñëwee yaa fa njëkk a ñëw def calebasse man ma osé woon nekk la première femme bu osé tijji fa calebasse Aïda Mbodj maa ko fa njëkk a def ci biir mairie ba nit ñi personnalité ñëpp ñëw bi ñu ñëwee ñeneen ñi def calebasse nga ñëw dugal sa loxo ci calebasse yi ñëpp nag mënuñu woon a am waaye ci sa acte boobu nga def tax na Sicap jigéen ñi fa nekk ñëpp ku nekk créé nga calebasse di liggéey am na ñoo xam ne sax amuñu fond mais ñëw ni nga ko joxee ba ni ñu ko liggéeyee am na ñoo xam ne noonu la ñu def ba am nañu seen fond bopp sama teewaay fii nag yàlla def IMSEC moo ko waral ku ñàkk ki ñaan ki nga xam ne muy sunu présidente Maïmouna Sy yàlla def mu nekk femme développement mun nañu wax ne yow yaa ko formé waaye moom moo ñu formé ndax formé nañu noo xam ne nii ci fulla ak fayda te kenn duñu yeb te yàlla dafa def réseau bi fi nekk nag yaakaar naa ne kenn ragaloo fi ñëpp ay gaynde lañu comme li ñu wax nii rek dañu bëgg nekk sa ginnaaw nekk sa kanam looy def lu nekk nga gestu xam ne ñun soo ñëwee ñu ñëw accompagner la di wax ci Moussa mi tamit macha allah bunduxataal lu ñu de ndax am nañu fulla ak fayda boo xam ne nii koo jël xaalis jox ko muy 300 millions man ci 300 millions yi laa bokk waaye Sicap loolu amu fa woon mosu fa woon am ñun suñu Sicap boobu ku nekk dafa jàppoon sa ñàmbur mais fi mu nekk nii ku nekk yaa ngi dugg ci développement ku nekk soo ñëwee da ngay liggéey man xale yu ndaw yi xale yu góor yi sax damay liggéey ak ñoom ci cag-cag yi am na ñoo xam ne nii ci financement bii ma IMSEC jox ñi ngi ciy liggéey dajale jënd seen cag-cag di verser di dem di ñëw te amuñu ci benn problème di leen ko remercier yéen ñëpp bu baax a baax madame la ministre li ñuy wax ne yàlla na nga fi yàgg te wér waaw li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal li ñëpp wax rek laa wax waaw di wax wasalaam. man defe naa ne toogaay soog a yàlla nga koy soog a dogal waaye boobu ba tey yaa ngi ci sama xol man en particulier yaa ngi ci sama xol ndax dama lay gis toujours ci télé bi su ma gisee ma naan leen sama présidente mi ngi nii ñu ne ma sama goro dama koy sa présidente ma naan ko Ndeye Saly mooy sama présidente ndax bëgg gi ñu la bëgg ñun HLM ndax conseillère municipale la HLM 1 toujours ñun ñuy ut nag ñun suñu association pour ñëw ci yow wala nga ñëw ci ñun organisation bu ñuy def dañuy fexe nu ñu ñëwee ci yow mais mësuñoo am yow say coordonnées yàlla nag dogal ko tey jaarale ko ci sunu càmmiñ li Moussa Ndiaye ak IMSEC ñu yor nag sunu mbootaay di ci natt suñuy 2000 di ci def
net suñuy 1000 francs di jàppalante ba yàlla def nag yàlla boole ñoo Moussa Ousmane Thiongane ak staff kiiwu INSEC bi yëpp ñu jox ñu financement ñu ciy suqaliku ndànk noonu ba yegg si fi ñuy yegg si nii tey ba yàlla indi ñu ba ci sawet ñu lay ma lay ñaan madame la ministre ne ñun jàppale ñu ci fonds wu état parce que financement tamit neex na jël di fay mais soo leen ñu mënoon jàppale tam ci subvention yi dina baax trop moo tax bu ma ñëwee ba fii xëy na wax ji gudd na mais dama ne naa ko ci waxaale te tamit man dama lay campagnal HLM sama nit ñi dëkk usine yëpp nee naa leen nañ la sànnil parce que am na ñu dëkk HLM foofu chaque defaluma leen transfert foofu usine la ñuy voté ñëpp nee naa leen day te gisantewu maa yow comme yàlla dogal na ko nii nag message bi jàllale naa ko wax ji gudd na maa ngi ciy jéggalu bu baax. asalaamaaleykum madame la ministre yow laay jiital nuyoo bi di la nuyu bu baax di la sargal di la ñaanal yàlla yal na yàlla yokk sa martaba di présenté wu man la madame Sall Diary Niang di présidente antenne départementale de la chambre des métiers de Rufisque nekk aussi présidente du réseau communal de Mbambilor ci réseau IMSEC bu Mbambilor jiite benn kuréel bu mag bu ñu naan APROM-ART APROM-ART nag la définition Afro Promo Mode des Arts l'Afrique pour la promotion de l'artisanat ñu ngi ci 7 pays africains au niveau national ak dans la sous-région fële au niveau international. man lu tax ma jël kàddu madame la ministre dama gis ay xar baax yu nekk ci yow bu loolu weesoo damay nuyu bu baax sama présidente madame Awa Sadio Adja Maymouna ak toute l'assistance bi fi toog. di leen remercier bu baax di remercier monsieur Ndiaye di remercier IMSEC parce que IMSEC teraanga bi mu ñu defal wax dëgg yàlla financement bu mu jox les femmes macha allah kenn xamul ni mu toll. ñun ñu ngi leen di xaar le jeudi ci la ñu war a indil benn financement à Rufisque financement bu 150 millions sans compter yeneen yi ñu war a yu ñu joxe yi passé. madame la ministre dama gis que ni da nga jege sa population de trop te loolu dafa baax ci njiit. ndax bi sama cousine wàññeekoo muy ñaaña Fall keroog délégation bi nga def ñëw ca dëj ba kooku su ma jàkkaarloog yow mbooloo mi toog su ma ko waxul du ma gor parce que dafa def une forte délégation ñëw jaale si sama sœur boobu ñaaña keroog maa fa joroon parole naan la bi ñoom pour maire toogee ma naan la madame la ministre déposé woon nañu APROM-ART 2 lettres mais gisaguñu tontu bi maa la ko doon wax keroog li nga jegee sa population ñun dañuy ñaan loolu bu ko mës a bàyyi parce que loolu mooy sa atu ministre des femmes jàll na fi ba sonn mais yow ni la jigéen ñi fonkee ni la jigéen ñi bëggee ni la jigéen ñi gëmee franchement parler man gisaguma ko parce que lu tax da nga jege sa population ñun bi nga ñëwee Tëngéej ñëw kii bi stade bi ñun ñoo la mobiliser ñun ñoo defoon exposition boobu kon di rafetlu suñu jataay bi dañ ne nit bu defee lu baax bu ay mbokkam toogee da nga koy wax bu la neexoon da ngay toog sa bureau dëgg la ñaaña sa kóllëre la sa am di jàmm la woon bu la neexoon nag nga martaba bi nga tool nga ni man kat dama yebal délégation mu jaale ji mais dafa def déplacement mu doon lu ma neex ñëw toog suñu biir fan yi jaale ñu wax ak ñun saafonte ñu dalal suñu xel kon dañ lay ñaanal yàlla fi nga jëm yàlla na la yàlla gunge te yàlla jox la chaise bu gën a kawe ñun dañuy ñaan yàlla nga nekk la première femme bu nga xam ne yaay nekk premier ministre ci Sénégal dañ la koy ñaanal kooku jigéen ñi fi toog ñëpp dañ ko bëgg ndax dañ ko gëm di sant rek assistance bi di nuyu ñëpp di ñaanal yàlla yal na yàlla def jàmm. madame la ministre maa ngi lay nuyu man madame Awa Niang man maa représenté veuves militaires invalides et les orphelins su ma toogee fii comme li ñëpp wax rek gërëm nañu sant nañu duma ci delluwaat muy gën a bare léegi li ma bëggoon di wax mooy dama lay ñaan yëf yu baax yi ngay wax yi ngay def ñëpp di ko wax nga boole ñu ci suñu orphelins militaires yi parce que ñu dañoo yor ay orphelins yoo xam ne dafa nekk couche bu sensible boobu ba tey ñu ngi demandé audience demandé nañ ko à 2 reprises xaw ma lettre yi egsi nañ si yow ou pas bi nga njëkkee toog bind nañ la félicitation en même temps demande d'audience après ñu bindaat la demande d'audience boobu ba léegi mënuñu fexe ba am audience ak yow loolu nag laa ci doon wax ma ne bu ma ñëwee ba fii occasion bu mel nii xaw ma ndax ma amaat ko grâce à IMSEC
te maa ngi koy gërëm bu baax moo tax ba ma am occasion bi ma ne bu ma ñëwee bu ma jàkkaarloog yow dinaa la ko ñaan nga dimbale veuve yi dimbale orphelin yi parce que couche bu sensible lañu merci wasalaam nuyu naa ñëpp. musoo changé bu la neexoon nekk ministre ña nga xamoon démb boo taseeg ñoom doo leen xam tey wante tey ñoom nga gën a xam ñoom nga gën a jàpp man de foo taseeg man danga may xàmmee ko di ma ràññee vraiment dama si kontaan trop trop lépp lu baax lu ñuy wax si yow man maa ciy jiitu parce que dama ko séq ak yow ma xam ko kon nag di la ñaanal rek sa taxawaay bi yàlla na ko yàlla saxal yàlla yokk la ba nga yëg ko si daraja Yonent bi sa waa IMSEC tam mënuñu leen fay ndax IMSEC moom mën naa premier réseau IMSEC man ci laa bokk depuis 2003 laa adhéré woon IMSEC di ànd ak ñoom ñu ñuy jàppale nag tey jii lépp lu ñu mun yàlla ak IMSEC a tax kon nag di leen ñaanal rek yal na yàlla saxal diggante bi yokkuñu ba ñu yëg ko yow tamit li ñu lay ñaanal ba nga doon premier ministre yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def yàgg naa la ñaanal te lu ma la ñaanal nga gis ko amiin amiin amiin. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf ñu ngi am mbégte bu rëy ak fierté bu mag di leen dalal fii seen ministère de la femme comme ni ko wax toujours rek fii mooy seen kër gi nga xam ne jigéenu Sénégal yëpp lañ ko jagleel sans coloration politique sans aucune coloration toutes les femmes sont appelées un jour à venir dans leur maison parce que jàpp naa ne fii mooy seen kër ministère de la femme boo déggee ñu koy wax mooy fi nga xam ne mooy jàppale jigéen dans tous les domaines parce que dëgg la financement baax na mais mën yor financement tam dafa am solo te balaa nga yor financement mën ko yor da ngay nekk leader nag dañ ko judduwaale certes mais dañ koy renforcer aussi dañ koy créer aussi ci nit defe naa bu ñu xoolee de façon globale li nga xam ne mooy suñu liggéey ñun mooy jàppale ñu jigéen boobu nekk leader nag ça englobe tout c'est un terme mais ça englobe tout wax naa ko démb benn femme ne naa ko boobu laa nga nekk leader dëgg-dëgg da ngay mën a fekk koo xam ne kii bokku leen gis-gis àndu leen nga fekk xëcc ko ba li ngay koy convaincre mu ñëw ci yow nga fexe ba environnement bi nga nekk nga apaiser ko ba ñi nga xam ne dañoo war a yàqal sax di la defaral nga war am capacité d'écoute am générosité xam tam la mooy solidarité loolu mooy une femme leader parce que femme leader bu généreuse wul dootul nekk femme leader boo solidaire dootoo nekk femme leader boo amul capacité aussi muñ tamit doo nekk femme leader donc yooyu yëpp dañu war a fexe ñun ba jigéen ñi dugal lool ci ñoom ñu ciy liggéey nag liggéey bu am solo président de la république son excellence monsieur Macky Sall fexe ba jigéen ñi mu jàpp na dañ leen war a jàppale bu baax a baax a baax dañu war a teg au cœur du programme socio-économique de notre pays parce que d'abord 52% de la population est féminine jigéen ñi nekk en première ligne dans l'apport dans l'économie parce que dëgg la elles sont dans l'informel mais booy xaymatee li nga xam jigéen ñi moom la indi ci biir kër yi parce que évaluation danaa li ngeen wax ay PIB ak ay termes yooyu ngeen wax yi ci ëpp solo mooy li jigéen ñi indi ci biir kër yi c'est très important parce que président de la République dafa ne nañu jàppale le capital humain dans l'axe du plan Sénégal émergent dañu fexe ba jigéen ñi nit ñi dañu mën a seen bopp te boo waxee nit nag Sénégal defe naa jigéen moo nekk en première ligne jigéen bu ñu leen toppatoo jàppale leen ba ku nekk sa kër sa njaboot sa doom sa jëkkër ñu ne sa environnement ku nekk mën a yaakaar ci yow defe naa on aura atteint nos objectifs donc ñu ngi leen di nuyu yéen waa jigéen IMSEC réseau des femmes IMSEC de Dakar ñu leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan ci yéen bu baax di ci nuyu madame la présidente Awa Sadio Ndiaye ñu ngi leen nuyu bu baax teg nuyoo bi sa loxo nga séddale ma ko jigéen ñi fi teew ak ñi fi teewul ñëpp képp ku femme ci bokk ci réseau bi rek maa lay nuyu di la sargal bu baax di la jox sa yéeguwaay comme ni ñu koy waxee. di nuyu madame la présidente de notre réseau ñu dëkk Dakar mais mën a si ñu leen nuyu bu baax itam di la sant bu baax di la gërëm di la féliciter itam sa taxawaay di nuyu toutes les responsables toutes les présidentes qui sont ici présentes parce que yàpp naa ñi fi toog ñëpp ay leaders lañu ay présidentes lañu ku ci ne sam ginnaaw boo ko xaymaa rek lu bari moo ci nekk kon ñu leen nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm di leen féliciter aussi. di nuyu nag di berel nuyoo monsieur le directeur général Ousmane Thiongane di ko nuyu bu baax ci yiw gi ak baax gi ak générosité bi parce que nag nit moom balaa ngaa baax da ngay am parce que générosité du question may xaalis rek
mais jeune mooy koo xam ne da nga ko war a jàppale nga jàppale ko mais nag bu ñu jeune rek defe na jeune mooy rek jël sa xaalis ko distribuer non jeune dafa am ci lu bari ci lu mu nekk ci joxe cër ci séddoo li nga am li nga xam yaa ko moom nga jël ko jox ko beneen nit ci vraiment action yu bari dañ ci identifier ni ko général te moom nag lépp dama ko gis ci moom yar bi teey bi jox nit cëram jàpp bëgg am intention jàppale nit loo yëngu rek ki la jàppale moo sa mbokk ci loolu te jàpp naa ne jigéenu Sénégal am nañu njukkal bu ñu amee Ousmane Thiongaan ci taxawaayam ci jigéen ñi bu baax a baax a baax kon ñu ngi koy nuyu di ko sant bu baax di ko gërëm dëggal on est des partenaires mais partenariat yi bari na parce que institution microfinance bari na Sénégal mais man en tant que ministre des Finances relation yi ma am ak Ousmane Thiongaan aw ma ko ak benn directeur de société financière yàgg naa liggéey ci jigéen ñi avant may nekk ministre PAMECAS laa njëkk a xam laa njëkk a liggéeyal laa njëkk a indi sama réseau jox la ñu financé ma mais relation yi ma am tey ak Ousmane Thiongaan aw ma ko ak ñoom parce que moo ko dox moo ko suuxate relation ñaar ñoo koy dox kon maa ngi ko sant bu baax di ko gërëm di remercier à travers Ousmane Thiongaan Ndiaye ak xulle ak yéen ñëpp maa leen nuyu parce que lii yëpp rek nee naa àddina amul solo dañ koy oyofal parce que nit ki boo leen liggéey te amu leen barrière rek day yomb kon maa ngi leen di féliciter bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm di am fierté nag ci li ngeen ma sagale parce que tamit mënoon ngeen ne du ngeen ma jox seen am na jigéenu Sénégal leader yi bari nañ fi jigéen ñi ne mën a nekkal président seen cérémonie bari na fi mais cër bi ngeen ma jox joxuleen ma ko te yàgg ngeen ma ko jox kon dama ci kontaan di ci bég di wax ne fierté la pour man ma mën a présider cérémonie bu mel noonu parce que bu ñuy woote jigéen ñu mel na yéen day na yéen ci Sénégal bu mën taxawee di président dina xam ne man ñi ma nekkaloon naxuñu ma donc comme wax nañ ko léegi rek partenariat gagnant-gagnant la da ngeen ñu lebal seen xaalis ñu leen di fay mais da ngeen jàppale aussi autonomisation te jàpp na autonomisation économique des femmes c'est un levier important pour l'autonomisation de manière générale parce que nit jigéen li koy gàllankoor lépp ci évolution c'est parce que dafa mënul lu boppam moo tax soo mënalee sa bopp kenn mu laa gàllankoor ci leneen sa doom kenn du ko violenté kenn du ko violé doo ko marié précocement sa doom du nekk ci mbedd bi taxawaal parce que mënal nga sa bopp moo tax président daf koy wax toujours fléau yooyu ñuy wax yépp ci àddina bi lu tax mu am fii ci Afrique gën fee fës c'est parce que dañu nekk un pays en voie de développement ba su ñu développé dina am yu bari yoo xam ne dafay dañ te sa doom boo ko yoree mu egg âge mu am 13 ans nga gis góor goo xam ne mën na laa may léegi 1 million te yow mosoo koo laal amoo ko da nga koy may doom ja mu dem waaye boo mënal sa bopp da ngay bàyyi sa doom mu jàng école nga fayal ko mu jàng loolu yëpp c'est des phénomènes c'est des leviers yoo xam ne dafa am solo donc ñu jàpp de façon globale ne ñun li IMSEC defal ci jigéen ñi lu am solo la parce que jigéen bu ñu saxawee bu ñu mënal seen bopp boo xam ne bu ñu dem du ñaan paas bu ñu ñëw du ñaan ndawtal soxla bu ñëw nga mën ko faj wax naa ko bëkki dem dañoo retaan man sama goro dafa été en avance par rapport à moom dafa doon wax ne su ma ñëw ma ne ko man de dama doon tàggu Pape Dieng pour dem ci benn xew mu tere ma mu ne ma lu tax mu lay tere ma ne ko ah daf ma tere de mu ne ma dafa la jox paas ma ne ko déedéet dafa ndawtal ma ne ko de mu ne ma loo ci tàggu looy tàggu dama sa yoon parce que loolu dafay wane ne yooyu yëpp comme laajoo ko jarul parce que nit ki nag ku jarul nga te bari na fi ñoo xam ne tey jii gis naa benn femme bu doon aéroport di voyage jëkkëram fekk ko aéroport na ko doo dem mën na ko tere laay dem yow jox ma paas joxoo ma li ma yóbbu la may tere ñu naan ci rajo bi la madame xaw ma il demande son mari mu ne ma ne pat rek dugg ci avion dem sama yoon parce que joxuma ko donc yooyu yëpp c'est des exemples que je donne pour wane ne jigéen dafa war a mën a boppam beneen tamit exemple mooy tey jii doo nekk sa biir kër sax góor ñi bu amee beneen jabar ji kër nga mën dimbale la gën a fonk kon c'est important pour ñu mën a suñu bopp ñu ngi am mbégte te ak fierté bu rëy vraiment di sant ñëpp li baax li ngeen wax ci man yëpp nekkul ci man ci yéen la nekk su ma mën a yokk dama yokk su ma mënee kenn ku ci ne ma mën la recevoir wax ak yow dama koy def parce que xam naa fi ngeen ma teg xam naa fi ngeen ma cër bi ngeen ma jox man tam su ma sañoon fu jigéen nekk Sénégal rek dinaa fi mu fekk dinaa ko jox sama loxo ne ko loo soxla ak loo bëgg ma def ci dina mën parce que loolu mooy sama vision loolu am président sant ci loolu laay liggéey yombul nag moo dagale ñëpp comme ñi may kaas seen lettre yeeg yooyu yombul mais vraiment sama xel mi ngi ci yéen bu baax xam naa li ngeen di def xam naa li ngeen di liggéey maa ngi félicité jigéenu Sénégal yi ñëpp bàyyi ma kenn particulièrement réseau IMSEC parce que xam naa ay jigéenu jàmbaar yu ci ne di liggéey nangoo sonn kon vraiment ñu leen ci félicité di leen encouragé di wax nag ne dañu dem ci lu am solo mu élection locale il faut ma ñambaas tuuti politique ci biir c'est pas une politique mais damay wax di nga xam ne mu laa xam parce que jigéen ñi il faut que ñu dugg dans les instances politiques il faut nga dugg ci soo gisee ñu sooxe gouvernement am 8 jigéen kese
te ñu nekk instance ñu laam-laamee ne pour woon parité sax kon ba léegi ñu des ginnaaw ñu ne dans les instances dans la gouvernance locale jigéen ñi parité bi kenn appliqué ko c'est parce que suñu plaidoyer à ce niveau moo des il faut que ñu nangoo politique il faut que ñu nangoo dugg dans les instances parce que booy buuxoon dëkk dara te nekkoo ca mënoo ci am place mënoo ci am place on est 50 ñun kenn waruñu jiite ci lépp lu ñuy def Sénégal ñoo ci war nekk en première ligne c'est parce que dañu war gëm suñu bopp dugg ci instance yi di kaas suñu ay droit tey bu ñu tegee maire bu ñu teg tey bu ngeen dem maire bu ngeen dem ñu def bureau maire bi jigéen nekkul ci deful amul parité bañ leen bu leen ko nangu. jéggalu ci guddee bi parce que dama yàgg ci kaw nag kii dafa bari audience yi di wax ne incha allah comme ni ko sama fay waxee rek le 6 ban jour laa ñëw le 6 wala 7 le 7 laa ñëw incha allah fan la. Grand Théâtre ak kon jege na incha allah ban heure la. def naa ni agenda mu ngi ci biir ok d'accord d'accord ak daa ci wax ak moom waaw d'accord waaw mardi incha allah nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam li ngeen ci bëgg ak li ngeen séentu yàlla def ko ci yàlla defal leen ci ndam ci barke Seydina defal ñu ko ci ñun ñëpp parce que IMSEC moom bu dëgëree rek ñu dëgër bu amee ndam ñu am ko kon on est ensemble dans la bataille pour autonomisation économique des femmes pour leadership femmes lépp loo xam daal jàpp nañu ko defalee jigéen ñi ku ma ci woo ma wuyu la particulièrement yéen nag waa IMSEC di remercier baax encore une fois DG Ousmane Thiongane di nuyu toutes les femmes qui ont fait le déplacement maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp wasalaam merci beaucoup.